ami internaute yu Kadior Actu TV ami internaute yu La Dépêche TV asalaamaaleykum daleen ak jàmm ci seen émission bu yees bi ñu tuppee campagne électorale tey nag ci numéro bi dinañ waxtaan ci juróomi activité yoo xamante ne sunuy kon politique def nañ ko dinañu dem wax ci li nga xamante ne mooy caravane bi nga xamante ne Yewwi Askan Wi def nañ ko dinañ wax également ci meeting bu àndi Siggil Thiès ca Daaru Salaam wax itamit ci li nga xamante ne mooy meetingu waa Benno Bokk Yaakaar fële ca Ngent buñ ci jugee danañ wax ci campagne u maire sortant bi di Talla Sylla nga xamante ne moom it duggoon na ci ay gox-goxaat ngir amal ab doxu nemmeeku dinañ ci ñëw ba mu gën a yaatu daanelee fële ca commune bu Chérif Lo ak Louis Jérôme Ndiolène loolu yëpp nag ci faram-fàccee lay doon ak ki nga xamante ne mooy Bintu Mangassa mi nga xamante ne moom laay feggool ci présentation bi Bintu asalaamaaleykum. maaleykum salaam Mouhamed ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal mbokki internetu Kadior Actu TV ak La Dépêche TV ñu ngi leen di nuyu te leen dalal fii ci seen plateau bi émission campagne électorale. Bintu li ñuy def mooy soobu ci li nga xamante ne mooy sunu premier élément comme ni ñu ko waxee woon caravane grande coalition bi ñu duppee Yewwi Askan Wi ñoom nag kon def nañu caravane bu mag fii ci Thiès ak ñi nga xamante ne liñ ci mën a nemmeeku muy ay leaders yu mel ni Ousmane Sonko ñu mel ni ay Aïda Mbodj ak ñu ni mel muy la conférence des leaders ñu ci nag mën a tënk mooy ki nga xamante ne mooy docteur Babacar Diop wax na ni victoire bi moom daanaka mi ngi seen loxo li ci des rek mooy ñu daal di sécuriser vote yi ba nga xamante ne ca ngoon ko 23 janvier Yewwi Askan Wi day daal di jóg ca kaw a kaw. waaw boobu docteur Babacar Diop rafetlu na déjà conférence des leaders seen teewaay ci seen caravane boobu aussi mu ngi wax ñëw na aussi ci programme bi nga xam ne nii la ko dicté mooy jubal leeral nee na dina leeral lépp te aussi problème foncier bi nga xam ne instant yi waa Thiès ñu ngi koy am nee na aussi dina ci wax. te aussi mu ngi promettre étudiants yi ni nañ leen may bourse bu ko defee ñu dem teewlu kii di docteur Babacar Diop bu ñu paree dellu si waat si suñu plateau. tey jii mbégte mu yaatu la ñu am bi ñu amee conférence des leaders bu Yewwi Askan Wi ñu ñëw seet si ñu fii ci Thiès bi ñu ñëwee Thiès yëpp génn nañ xale mag ak ndaw fépp fu ñu jaar rek waa Thiès wane nañ seen cofeel ci coalition Yewwi Askan Wi wane nañ seen yaakaar. ci coalition Yewwi Askan Wi wane na ni coalition Yewwi Askan Wi la ñu àndal soo ko boolee ak bi campagne bi tàmbalee ñu dem ci commune yëpp dem ci quartier yëpp waxtaan ak mag ñi waxtaan ak ndaw ñi waxtaan ak xale yi waxtaan ak tailleurs yi waxtaan ak le mouvement sportif et les étudiants ñoom ñëpp ñu wane ni seen yaakaar mi ngi ci coalition Yewwi Askan Wi wane bokk gu ñu bokk coalition Yewwi Askan Wi loolu lépp wane na ni Yewwi Askan Wi gagné na élection yi fii ci Thiès ba pare li des rek mooy sécuriser vote bi sécuriser suñu victoire mais le 23 ñun dinañu gagné communes yi nekk Thiès yëpp dinañu gagné ville bi dinañu gagné département bi fii ci Thiès loolu lu wér la ca wóor. yéene bi li ci jiitu mooy ci wàllu gouvernance mooy ni ñuy yore Thiès. am nañ benn charte boo xamante ni de lutte contre la corruption boo xam ni déjà bëgg nañ ko taxawal fii ci Thiès waaye ni ñu yoree suufas Thiès ndax Thiès dafa am coow lu bëree bëri dinañ def benn audit boo xamante ni suuf si at yi ci génn ni ñu ko joxee ak kan lañ ko jox ak kuñ ko waruñu ko woon a jox dinañ xool suuf soosu nan lañ ko yore woon. waaye ci njàng mi aussi bëgg nañu def ay cantines scolaires ci l'école yi yoo xamante ni dina dimbali. néew gi doole yi waaye bëgg nañ suñu rakk yi bu ñu amee bac bëgg a def formation ci amuñu ay moyens dina am ay bourses scolaires ay bourses d'études yoo xam ne dinañ leen ko jox yoo xam ne dinañ mën a def formation de manière gratuite bëgg nañ tabax aussi Thiès benn bibliothèque municipale bëgg nañ aussi ci wàllu environnement ñu jëmbataat ay garab Thiès jëmbataat ay kaysedra xay yi ba Thiès rafet nekk une ville verte loolu aussi ci suñu yéen la ci wàllu culture bëgg nañ benn festival des musiques du Sahel bu mag a mag annuel boo xamante ni dina indi tourisme Thiès dina naatal Thiès ci wàllu sport bëgg nañu tabax ay terrain de basket ndax dañu bëgg un grand club de ville ici à Thiès loolu bokk na suñu yéene bëgg nañ aussi une ville intelligente boo xamante ni dinañ indi internet ci espace yëpp ba nga xamante ni ci école yi ba Thiès nekk une ville intelligente loolu aussi bokk na suñu yéene soo jëlee ci wàllu mbalit yi ci ramasser ay ordures ak traitement bi dañu bëgg déchets yi nga xam dañ koy jël ci kër yi nekk matière première ndax bu ñu ko defee am nañ expertise bi ndax déchets yooyu mën na jur engrais mën na jur énergie projet de pavage bi ñu am ci Thiès ndax pneu yi mën nañ ko récupérer recycler dinañu jàppale ci projet de pavage bi ñu am ci Thiès. Nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir à Thiès la conférence des leaders et ce fut un très grand moment
de mobilisation et de communication. Et les Thiessois sont sortis massivement et ont montré qu'ils adhèrent au projet de Yewwi Askan Wi. Cela montre qu'aujourd'hui, nous avons déjà gagné l'élection depuis le début de la campagne. Nous avons été dans tous les quartiers, dans toutes les communes. Nous avons rencontré les jeunes, les femmes, les imams, les maîtres tailleurs. Et partout où nous sommes passés, nous avons vu que les populations adhèrent au projet de Yewwi Askan Wi. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est de sécuriser notre vote parce qu'aussi, toutes les conditions sont réunies pour une alternance politique à Thiès. Yewwi Askan Wi prendra le pouvoir local ici à Thiès, c'est sûr. Oui, d'abord, la gouvernance. Nous voulons porter une charte de lutte contre la corruption. C'est important. Et nous allons procéder à l'audit du domaine communal parce que la gestion foncière a été catastrophique durant ces dernières années. Ensuite, dans le domaine de l'éducation et de la formation, nous voulons construire des cantines scolaires dans toutes les écoles pour soutenir les enfants qui sortent des familles pauvres. Nous voulons aussi construire une bibliothèque communale, une ville comme Thiès qui n'a pas de bibliothèque. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Dans le domaine de l'environnement, nous voulons procéder à un reboisement des Caïcédra pour avoir une ville verte, une ville durable. Nous voulons aussi, dans le domaine du sport, construire des terrains de basket dans tous les quartiers de Thiès parce que notre ambition est d'avoir un très grand club de ville. ñu doon teewlu ki nga xamante ne mooy docteur Babacar Diop bu grande coalition Yewwi Askan Wi ba tey mbokkeek xarit yi li ñuy def mooy rek dem ci li nga xamante ne mooy meeting bu ànd Siggil Thiès ca Daaru Salaam ki nga xamante ne mooy Khadim Samb bokk ci coalition boobu de dalal ki nga xamante ne mooy njiital coalition bi di Abdoulaye Dieye ci fiefam Daaru Salaam wane force de mobilisation am ci biir loolu ne ki nga xamante ne mooy Khadim Samb la mu wax mooy changement day daal di am ginnaaw li nga xamante ne wane na ko ci mobilisation ak soxna yi ci ngoonu 23 janvier Binta. te li nga ci xamit Mouhamed ñoom ñaar dañoo coalisé te nee nañ aussi ñu ngi sànni xeer ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar bañ na ko ba dañ leen a fekk ba seen zone boom te seen benn candidat moo fa nekk muy Daaru Salaam ñu leen di sànni xeer. te aussi ñu ngi wax jigéen ñi di leen wax ni juróomi at yi ñu wees yëpp ñoo fa nekkoon di leen jàppale donc bu ñu bàyyi ba tey ñu nekk ci ëllëgu ay élection ñu ñëw fii naan dañ leen di jënd kon nag ñu dem teewlu kii di Khadim Samb ak Abdoulaye Dieye ñu paree dellusiwaat ci suñu plateau. Asalaamaaleykum waa Daaru Salaam waaw ñu ngi nuyu ñëpp di kontaan ci ñëpp di nuyu suñu waajur di nuyu suñuy frère ak suñu xarit yi nga xam ne nii ba léegi ñun ñoo ànd ak ñun ci politique bii ñu nekk maa ngi nuyu groupement yi fi teew yëpp ràññee naa leen yéen ñëpp ku ci nekk sa mobilisation gis naa ko. maa ngi leen di sant di leen gërëm kontaan nañ ci yéen lii rek boo ko gisee nga xam ni on va faire une transition ñëpp a xam ni y aura un changement ci kàttanu Yàlla changement nag buy am dafa am lu koy wone te lii dafa wone changement bi xam nga lan la couleur vert blanc
waaw ñun nag amuñu lu dul R100 ak Daaru Salaam Daaru Salaam la ñu am fi la ñuy ubbee fi la ñuy tëjee ñun duñu dëkk Daaru Salaam di dem ba ca àll ba di fa meeting li ça montre que ñun ñoo moom Daaru Salaam tamit lu dëgg nag ñun ñi ne jàkkaarloog waa Daaru Salaam ñu xam ni macha allah waa Daaru Salaam ñun la ñu àndal fii amul benn tricherie groupement yëpp ñoo leen démarché ñu ànd ak ñun depuis 3 ans même ñu mujjee xam ànd ak ñun mu doon ànd bu dëggu fii kenn jox fi kenn 1000 francs kenn jox fi kenn 2000 ah waaw mais macha allah waay groupement yi kontaan nañ ci waaw ñu xamal leen nag ni leen dañoo jëm ci élection boo xam ne nii élection gox-goxaat la élection gox-goxaat nag kenn du tëdd Dakar ci ay bureau climatisé di ñu tànnal kan moo ñuy jiite fii ci suñu gox mais parce que yéen bu ngeen sonné bu ngeen di sonn di souffrir mais ñoom foofu la ñuy tëdd duñ leen bàyyi xel kenn mosu leen cee dimbali ñëpp a xam ni nag reer guddi lañ koy lekk mais bëccëg lañ koy topp pour ñu def le maire faaw nga yàgg liggéeyal askan wi amal leen njariñ jege leen di leen dimbali ñu xam ni kat kii moo gën ci ñoom waay waay président Ablaye Dièye mii ñu àndal mais depuis plus de 5 ans moo ngi liggéey ci social ak développement te ñëpp a xam ni suñu gox yi social ak développement mooy lépp te social sax mooy base du développement kon Ablaye Dièye bu nekkee di liggéey pendant plus de 5 ans dans le social et dans le développement ñëpp a xam ni poche boppam lay génne di ci jàppale waa Thiès man aussi ma nekk ci social depuis plus de 3 ans di ci liggéey waay waay koo xam ne nii mi ngi bokk ak askan wi la mu yor boo ko joxee alalu askan wi mu jox leen ko. waaye ñu di leen xamal nag ne leen vote bi le 23 la ñaari yoon la ñuy voté ñun nag dañoo postuler pour Thiès Est ak Thiès Ville bu ngeen dikkee da ngeen di dox ci bulletin yi ñu rangé pour Thiès Est rangé pour Thiès Ville rangé pour département bu ngeen ñëwee ngeen dox tànn ba gis nag bi teew bu baax baa ngi léegi ba gis bi ngeen jël dugg ci mbañ gàtt gi lem dugal ci seen enveloppe génnaat bu leen ko collé nag da ngeen a lem rek dugal ci biir génnaat doxaat tànn pour la mairie de ville tànnaat même bulletin bi nii rek lay mel bu ngeen fa jógee bu leen neexee ñibbi quoi franchement alors pour le département bon li tax waxuñu ci département mooy man personnellement su may waxtaan ak semaine bi dama naan leen bëgguma sax naan leen département jàppale leen kii wala kee pour ñuy jaxase affaire yi quoi ndax boo ñu jàppaleel kee ñu ñëw mën nañoo jaxase sa Thiès Est wala sa ville yàqal la moo tax daal man li ma leen di recommandé mooy bu ngeen voté pour Thiès Est bulletin bii Thiès ville bulletin bii man Khadim yeewi naa leen quoi bu leen waxee à notre frère Khadim Samb. C'est un exemple de développement. C'est un exemple de social. jigéen ñi seere ngeen ko. ba démb ba léegi démb la woon yéen ak Khadim Samb. yàgg na leen taxaw yàgg na leen jàppale moo tax tey bi ñu ñëwee gis fii jigéen ñi suñu xel dafa dal suñu xel dafa sedd. ndax jàpp naa ni luñ fi wax dinañ leen jàppale dinañ leen accompagner ba ngeen mën a autonome. te loolu je pense que le programme bi nga xamante ni moom lañ am di programme bi nga xamante ni ñëpp nga koy copier foo toog suñu 100 mesures la ñuy wax
naan est-ce que 100 mesures yi mën nañ ko réaliser mais ku amul vision amul gëm-gëm mënul lever ay fonds amul esprit de management amul esprit de leadership amul esprit de partenariat bu la tiimalee 100 mesures da ngay tiit da nga naan lii naka la ko nit mën a réaliser mais ni nag ñoom dañuy jàpp ni budget bi nga xamante ni moom la leen di alloué mooy defar dëkk loolu je pense que ni ku ñu jox maire nga naan li ñu ma jox doyul donc kooku mënul innover mënul créer mënul changer dëkk ku mënul nag wuti ay fonds defar dëkk bi je pense que ni kooku waroo laaj maire da nga war a démissionner ne kat lii ñu ma jox mënuma ko donc dama war a toog parce que li gën la jox da nga war a wuti indi defar dëkk bi état du Sénégal budget rek defarul dëkk bi day lever ay fonds am ay partenaires financiers et techniques yoo xamante ne ñoo koy accompagner sur les grands projets. mbokk yi ngeen doon teewlu ki nga xamante ne mooy Khadim Samb ak Abdoulaye Dieye kon ñu bokk coalition boobu di Siggi jot na ñu daal di wax ca li nga xamante ne mooy meetingu Benno Bokk Yaakaar ngent lañ ko doon amal ak ki nga xamante ne mooy Cheikh Ndoye di responsable politique dalaloon ki nga xamante ne mooy Lamine Diallo ak ñu ni mel ngir victoire boo xamante ne victoire bu mag lay doon tamit ci élection yi ñu jëm ñoom nag vraiment mu mel ni Bintu wane nañu confiance bu mag a mag. waaw wane nañ confiance bu mag sax ndax kii di Cheikh Ndoye gannaaw ba mu jëlee ay kàddu rafetlu nit ñi teewoon foofu ci woote bi mu ngi wax ni instant yi Lamine Diallo moo fas yéene gagné 19 bureaux de vote yi nekk foofu yépp te aussi loolu mu ngi ko teg ci 80% te aussi mu ngi woo jigéen ñi ak ndaw ñi pour ñu voter le 23 janvier ca ngoon te bu ñu fàtte ni seen couleur parti bi mooy beige marron bu ko defee ñu dem teewlu kii di Cheikh Ndoye. Merci d'abord ci turam ak santam di dal le maire di leen wax ni suñu xel gën na dal monsieur le maire Lamine Diallo monsieur le maire vous avez aujourd'hui 19 centres de vote dans la commune nord monsieur le maire li ma lay wax dama bëgg nga déglu ma parce que daf ma ñor. Vous avez 19 centres de vote yoo xam ne bu ci nekk au minimum da nga ko war a gagner à 80%. ñu ngi lay ñaanal yàlla ci sa comité électoral yi bu nekk comité électoral am wax mais gent boo tëddee ner ndax xam nga lu tax dañ ñoo jox jaay yu ko mate sët da ngaa boole suñu ñaari yaay muy Adja Amiko Lediène mu jiital Kadiamal boot ñu ñun ñëpp ñun suñu centre de vote amul wax amul coow lu dul liggéey amul ci suñu centre de vote Issa Deme loolu moo fi am loolu nag bu amee buñ ko santee suñu yaay yooyu ba pare dañ koy santé la jeunesse de Nguent su ma nee la jeunesse de Nguent dama ciy seppi ñaar ba ñett muy Désiré Tabarès nga xam ni Désiré dégg na lu ne ndax man lijjantiwu leen mi ngi ñoom Marème Gueye Yaama Sall mais bu ma ci génnee Daba damay jël maam Fili nag ñi xamul Fili Sarr wala fawul noow ñu ak moom na fullaam di jaaxal nit ñi mais ñun Fili biñ daan fubalandoog moom bu duggee ci terrain sax du wax ba keroog muy génn na fulla ak fayda xamul tricher loolu nag su amee yar bañ ko yar ca kër ga la fulla ji nekk ci ndey ji butéel bi liy xeeñ ci butéel bi rek a nekk ca sànni donc Fili yaa Kadiamal mooy reflété ci moom ndax man wax naa ko damay sant yàlla ci benn mbir tey bu ñu nekkee ci comité électoral am suñu grand bu mel ni Sarr il a un travail extraordinaire man nee naa ko toog naa ak comité électoral ministre bi toog naa ak directoire de campagne bi mais amul kenn koo xam ne yem nga ko ci à la chute tey suñu secrétaire administratif bi ñu am mën na gagner des élections présidentielles ndax professionnalisme kon Sarr ñoom doyen Mbaye Fall
ñoom Ba Ibrahima Ba ñu ngi leen di santaat ñoom May Kébé ñu ngi leen di santaat di leen dénkaat suñu bopp bu baax a baax a baax man sama xol dafa set ndax Yaaka Dia moo ma ne dañ la dénk ay responsabilité au niveau de la ville mooy diriger jeunesse bi nekk ci ville bi mais suba bu ma xëyee danaan ma demal nga dem liggéeyi ñu la dénk ngent dinaa ko gérer kon loolu sant yàlla mënu ko weesu ñu ngi gërëm jeunesse bi ànd ak ñun ñëpp di wax nag ne damay faral di wax ni élection yi fu ñu lu jataay tuuti tuuti dañu conscientiser doomu aadama yi Thiès bu ñu xoolee 2004 ba léegi ànd ñu ak état tey lu waay mën a wax lépp li ñuy wax état moo ko mën état am na candidat état duma Samba duma Demba candidat état Lamine Diallo la dama ne nit du maye bopp rocci lamiñ képp ku bëgg Cheikh Ndoye képp ku bëgg Kadiamal képp ku bëgg Ami Collé Diène seen doom yooyu dañoo nekk ci position yu baax a baax ci liste yi war a siéger fii war a siéger ville te Lamine Diallo la ñu àndal man nee naa leen jamono yi damaa xew xam nga lu tax ma xew damaa nekk 2 ans bëggoon koo wuutu moom nii waaye lu yàlla tuddagul du am app bi jotagul yàlla ki mun na mat 2e mandat ci moom Lamine Diallo mii la sama ànd ak moom lu waay wax baax la ndax ba ma ca tolloo dama doon def laa gëm dama bëggoon a nekk candidat waaye ba ànd ak moom jotee Lamine Diallo tànnul boppam borom réew mi ak borom dëkk bi ñoo ko tànn bu nit Thiessois nag war a delloo Idrissa Seck njukkal mbërum Idrissa Seck mbërum Macky Sall mooy Lamine Diallo ba ma waxtaanee ak samay nit waxtaan ak samay waajur ñu ñaanal ma bis boobu naa la ko saa yu ba seen doon baax man kat lu ma ci góobee gar ko xam nga lu tax damaa xëy tey gisu ko madame Ndoye xool ma ak bertam rafet bi yaay sa doom bu grand la madame Ndoye xool ma ma ñëw mu ne ma kaay boobu kër gi fees na militant yaa ngi ñëw les signaux étaient un peu rouges monsieur le maire madame Diop xool madame Ndoye xool ma ñëw ma dugg ci néeg bi mu génne arsenal de guerre takk lu bëree bëri ne ma tey da ngay dem xare am téel jox ma xaalis bu bëree bëri ma foog ni foofu lay yem ñu dem ba 13h ma def première dépense yi dem ba 13h madame Diop sama assistante ñëw ne ma xaaral ma ñëw dogali gaay ñëw toog yokkaane rek ma jekki saar jigéen ñi ñëpp takku ma foog ni fa lay yem Ndeye Nafi Diaw mi nga xam ne militante Omar Ngalla Ciss la musa doon tonton Omar Ngalla nga xam ni kii moo ma yar kii moo ma sang mooy suma taawu papa moom suma yaay bokk ndey ak baay waaye mooy suma taawu papa jóge ba Cité Stade ak mbokk yëpp waaw léegi ma laaj leen ànd ak ñoom Yaama Sall sama yaay yi ñoom mère Khady Camara moom man dama Maguette Diop ñëw moom laa bëggoon a may sama papa ñetteel waaw man lan laay ragal ngeen doon am Cheikh Ndoye bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu dellu ba tey ci li nga xamante ne mooy programme doxal Thiès bu ñu waxee programme doxal Thiès mbokkee xarit yi xel day daal dem ci ki nga xamante ne mooy monsieur le maire sortant di Talla Sylla moom nag li mu def rek mooy caravane de proximité jël tànkam dox dugg ci mbeddu Thiès Darou Salaam Silma Cité Lamy ak li ko wër di saafonte ak ñi nga xamante ne mooy askan ya dëkkee foofu luñ ci mën a jàpp Bintu.
waaw Talla Sylla dugg na ci quartier yi di Hersent Silema ak Daaru Salaam te bi mu duggee ci quartier yooyu Mouhamed am na fa ay témoignages yu rafet yoo nga xamante ni ñi dëkk ci quartier yooyu ñoo ko def te biñ paree témoignage ñaanal nañ ko pour bu ko defee le 23 janvier ca ngoon mu gañewaat élection bi. waaw ak sëriñ daara yi waaw ak bu ngeen soxla yi waaw ak jigéen ñi góor ñi dañ cee liggéey ci man foo def ñu ko kala ma jëg ay dama wax wallahi ndeysaan léppay baax inshallah wallahi barkeel yëpp yal na yàlla mottali yëpp ah yéen moom nit ku mu am ko fonkal te bëgg ko rek moom kooku day daal di nekk nitam yow nag lii boolewuñu maanaam li ñuy boole ku jàpp day jàpp ne man maa benn politique moo ma boole ak yow waaye bi ñu yàlla di boole boo mën a am li lépp amul loolu te dañ ne nit nag li alquran di wax aw foo bil aada innal aada kaana mas'uula ñu dee matal kóllëre te yow ku am kóllëre nga ku am ngor nga ku am doylu nga moo tax man maa jógee jumaa de nii rek di ñëw woo ma téléphone ma dugg kër ga ñu ne ma yaa ngi ñëw tool fi ma ne kon nag naa génn ba ñu nuyunte ñu defante ñaan ndax di alxuraan di wax wa aatul buyuuta min abwaabihaa dañ ne bu duggee ci kër bu dee délégué de quartier ba wala imam ya nga saafunteeg ñoom door a dugg ci biir kër ga dafay am solo kon buñ ne ma yaa ngi ñëw nga nekk tey maanaam yàlla dogal na mbooleem kuy maire ci kees tey yaay seen kilifa ndax yaa fa nga nekk moo tax bu fi keneen doon ñëw président ak ku mu doon te yow yaay autorité bi nga xam ne tey nekk ci kaw war koo recevoir te it ñu ngi ñaan nag yàlla mi nga xam ne moo yor lépp yàlla na yàlla saxal yëpp jaay si naam sallallahu alayhi wa sallam rabbika salaamun fiina wa salaam fi amrina wa salaam fi siyaabina wa iyaabina wa salaamun fi harakatina wa salaam al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal mina ya sant nañ bu baax di la présenté mooy sunu way jëf ji nekk ci kër gi daanaka xam naa ni surtout min na ko bu baax ci sama làmmiñ maa ngi koy waxtaanee jëmm ji léegi di am kontaan nag xanaa bett gi rek moo ñu xaw a kii moom ndax bëggoon nañ mu nekk lu gën a yaatu loo xam ne boo ñëwee mbokk taalibe yëpp di nga leen fi fekk ndax di yàlla am yow itam maa ngi koy seede léegi seede naa ko ci sa kanam seede naa ko ci sa ginnaaw muy sa taxawaay ci dëkk bi ak sa taxawaay ci nitu diine yi ndax nit ki bu dee jëf te jëmm yàlla ji rek tax ak jëmmi Sëriñ Tuubaa kooku war na bu ay nawleem taxawee nga leeral ko te man dafa am loo xam dama ko cee xam dama ragal moo dëgg mbir fu ma fekk ma ko war a wax rek dama koy wax ndax yàlla moo bind te moo ni moom ndax yow de xam naa bu baax ni jëfoo ngir àdduna yaa naa maa ngi koy wax jëmm ji léegi seedeel ko samay xarit kilifa man leen ci moom laa gisee nit koo xam ne mi ngi maye ay kër te moom ba léegi nee na amul kër nit koo xam ne day jógee fii di dox ba Touba di màggal yaakaar naa benn bis su ma juumul bi sëñ Bass Anta Niang min ma tuddee toogee xalifa bi ma wooloo war a yeesalaat jumaa ji moo koy wuy ji su ma juumul ci laay dem rombale ci mairie bi ma ko rombee moom mii laa ko wax ci suuf loolu maa ngi moo yàlla kese la woon ma ni ko Thiès day nañu góorgóorlu ba li daloon Ablaye Wade ci Sénégal bu mu leen dal ci sa jëmm ji te loolu sa taxawaay moo tax ma di ko wax ndax koo xam ne chaque jamono dana la woo ne la li nga ma joxoon diggante sàngam ak sàngam kaay ma wax la fi ma koy def loolu yaakaar naa fekkee am na fii mosu maa ngi koy door a gis ma koo xam ne day togg ay ñam di ko jox daara yi man mii benn yoon laa mos a togg moom wax ko sama soxla ci àdduna ne ko nangam laa yëg soxla soosu fii laa toog fajar teel 7 heures du matin mu woo ma ne ma sotti na ñëw jël te ba ma ko waxee jàppoon naa ni man fàtte na jëf jooju nag fàttewu ma te newoon naa lay dina am fu ma la féete te da nga xam ne dina am fu ma la féete ñoo ngi lay ñaanal bu baax nag sëriñ bi jox la ndam bu baax a baax te yombalal la ko te wax nga dëgg ndax ñun ay góor lañ te kenn duñu jëm naa te teraanga jooju maa ngi ko bàyyi xel te bu la neexoon boo may seet am na noo ma doon yëgloo boo wàccee fii da nga xam ne góor dëgg nga ko seexal waaye nag lii gën naa dëggalaat ni kon yow ndeke yàlla rek moo tax ngay def
waaye loolu ñoo ngi lay ñaan bu baax suñu borom defal la ci ndam defal la ci tawfiix bu baax a baax ndax soxla nañ nit ku wér nit ku dëgg te loolu gis nañ ko ci sa jëmm ji man dama lay bàyyi xel bu baax a baax yal na yàlla doon laa taxaw bu baax a baax ana sa tur dem naa ba ci sëñ Bass ma wax ko sa tur ñaan ko mu ñaanal la yow te loolu fekke woo ko te jàpp naa ne bu doon ak jotaay bi doo ko yëg te am na leneen yeneen i ñaan yoo xam ne ñoo koy def bu baax suñu borom taxaw la sant nañ la bu baax wax dëgg yàlla am Thiès gërëm na la te fii moom rusoo fay toog te mbedd yi ngay jaari rusoo fay jaar te bu la neexoon ni doxalee ko neneen jërëjëf sëñ Talla kontaan naa baax nag kontaan naa baax a baax sa ñëw gi li ma bëggoon rek mooy mu yaatu ba waaw teraanga ja ngi defaloon te foofu ñu nit ñu mën laa fay amiin am toogaat dañoo wax daal si la sànni nga ko. ma liggéey ci gis waaye ñu ngi ci yow. jërëjëf kii dafa waa jaarale ne woon ci booru Aiglon. ah fa la nekkoon yoroon na wàññi. am na ku ma ko xamee woon sànq ñun tamit ñoo nekkoon fii doon toggal ndongo yi. yal na yàlla def jàmm. yàlla bu benn région day jaar ci maam say léegi. incha allah waaw. merci Talla. yow sa bilan bu lekk ñun ci lañu xam nañu ci nekk c'est les réseaux sociaux et les radios n'ont pas de bilan quoi qu'il y a un bien ñun j'ai des gens voté pour n'importe qui toi qui es franc tu as été toujours constant dans tes déclarations wax ak nit ñi bàyyi nit ñi ñoom ñu waxal la dafa laa seetaan seen TV boobu ngay wax bul wax yéen i wax yow li ñu lay defal Thiès doo defal kii yaa ko moom. billahi ma taxal ñun waxantuwuñu man musuma wax benn politicien musuma politique mais yow sa bilan moo lay défendre tu as transformé Thiès sa acte de dégradation bi koy def nii bi koy posé ni gars yi liggéey Thiès kenn amuloon boobu idée yow sa idée moo law biir Sénégal billahi walaay taala waaw ñeme la de. waaw bi mu gaañoo Dakar. waaw Samba Diallo ko gis délégué de quartier 10e. mu jox ko Corbière. ak ñoom Habib Diagne nee na. waaw donc rakku sax bari mu jox ko Corbière. réservoir plein. dafa li ñu war a jëli lépp ñu jël koor bi maanaam koor bi daa yem 5 heures ba tey jëli ko Dakar. kon nag loolu liggéey boobu nga xam ne liggéeyu social la vraiment yàgg nañ te ñu ngi koy ñaanal yàlla. non ñun jëf nañu juddoo ma ngoog am déet. waaw 50 ans c'est pas aujourd'hui am déet ñun jëf nañu juddoo Ousmane Ngom fi la ñu fekk lu nguur lañ def am nañ ku mën a kumarul on nous a longtemps suivi yàgg est-ce que yaa mag te boog on nous a longtemps suivi yàlla baax na yàlla jàppale rek ñuy jaajëfal équipe bu campagne électorale bi nga xamante ne kon ñoo réalisé élément boobule li ñuy def mbokkee xarit yi mooy daal di jël oto daal di dem fële nga xamante ne mooy ci commune bu Chérif Lo fekk fa ki nga xamante ne mooy Louis Jérôme Ndiolène moom nag daal di nay dajale ay ñoñam ngir waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne mooy campagne yi ñu jëm ak fan la bëggee ay ñoñam jàppale ko mu nekk kon waxtaan boo xam ne yaa na lan lañ ci mën a taataan. Louis Jérôme Ndiolène mi nga xam ne moo teewal République des valeurs bu Thierno Alassane Sall foofu ci commune bu Chérif Lo Mouhamed dafa wax lu am solo mooy nee na dëkk bi di Chérif Lo moo tax mu doon li mu doon tey nii moo tax mu ñëwaat fii pour xeexalaat ko ba fexe ba li ko waa Chérif Lo jox lépp mu mun leen koo delloo bu ko defee ñu dem teewlu kii di Louis Jérôme Ndiolène bu ñu paree dellu si waat si suñu plateau. jógee bitim réew te boobu aussi dem bitim réew boobu ay réew ñoo doon ànd mooy réewu francophonie réew bu nekk yónnee ay kàngam foofu ngir suñu delluwaatee jàppale seen réew ci mbir ko loolu tamit suñ ci diñ ci delloo te mu ne sas suñu
kon seetloo at yi yëpp ñoo ngoon ci réew mi di jàppale Sénégal yooyu jàppale googu nag ci yeneen réew la doon jot te ba léegi ñoo ngi ci kon man mi jàngee lam-lam bàyyi fa sàmm fa te lu ma dem ma delluwaat fa saa yu ma duggee sama gox su fekkee ne amaluma leen njëriñ day mel ni daa am loo xam ne des na ci man wala daa xam ne njukkal boo xam ne delloo ma ko sama dëkk loolu tax aussi ñu xam ne tey jamonoy tey ji su fekkee sa gox jàppale na ba nga dem fu kaw xam li xew ci sa réew xam li xew ci aduna si xam ni aduna di doxee tey borom xam-xam boo xam ne delloo sa dëkk kooku dafa mel ni yërmande des na ci yow parce que liy doxal aduna tey mooy xam-xam liy doxal aduna tey mooy dem gis lu baax andi ko sa dëkk kon loolu warugar la du mel parce que nee naa leen bi ma duggee école ba léegi public laa nekk kon weccatu sénégalais yi ñoo tax ba ma nekk tey li ma doon kon koo xam ni sa papa di baykat sa yaay loo xam ne day taxan di jëw nga dem ba àgg foo xam ne amaana yaa ngi jokkantal ak nit ñoo xam ne tey ñoo ngi jiit ay réew yu bari kon da ngay sant yàlla nga dellu sa ginnaaw xool ndaw yoo xam ne yéen a maas yaa leen mag te am na chance boobu kon wutum koom amuñu fi waaye def suñu warugar te loolu aussi duñ ko bàkkoo damay naan nit ñi li ma sekk ak nit ci sama biir néeg loolu duñ ko politiquer loo xam ne jaar na sama loxo mu àgg ci askan wi duma ko politiquer parce que warugar la parce que ñun loolu la ñu yare suñu maam yi noonu la ñu yare nit su sonnee da ngay xaar ba guddi tegal ko ci buntu néegam suba su xëyee mu xam ne waa dëkk bi yëpp defal nañ ko mu am nag sukura am nag lool te looloo tax ñu créé commune ñu sax ñu jox ko ak alal boobu ñu ni ko lii ci jàng bi la lii ci mbay mi la lii ci wérgum yaram. mu nekkoon Louis Jérôme Ndiolène foofee ca commune bu Chérif Lo élément boobu sax mooy daal di ndar képp li nga xamante ne mooy seen émission campagne électorale ñu amoon mbégte kon ànd ci ak yéen ak ki nga xam ne mooy Bintou Mangassa Bintou kon ñu ngi ci cappaandaw li lan ngay wax comme kàddu yu mujj. gannaaw bu ma la sante maa ngi lay gërëm aussi ñu ngi gërëm suñu téléspectateur Kajooractu TV ak la Dépêche TV ñi nga xam ne boobu ba léegi ñu ngi ñuy seetaan ci campagne électorale donc on vous remercie et on vous donne rendez-vous. ñu ngi lay jaajëfal également soxna Bintou wax nga ko ñoo nekk ci au devant de la scène mais c'est toute une équipe ñuy jaajëfal ñëpp bu baax a baax di jaajëfal yéen tamit les amis téléspectateurs yi nga xamante ne sans yéen yéenay suñu force sans yéen duñ dem ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax di leen dig daje demain pour un nouveau numéro de campagne électorale d'ici là portez-vous bien, au revoir.